kenn du ni Serigne Modou Moustapha te sa xel demul ca way juróom wa son maam Xaadim Rasul kenn du ni Serigne Mbacke Soxna Lo te sa xel demul ci Gaynde Fatma waaye kenn du ni sëñ Abdou Fatah te sa xel demul ci sëñ Mbacke sa xel demul ci sëñ Aliou Mbacke. حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات ay jikko yu rafet aw doxin wu sell woo xamante ni mënees na koo liir ci diir biñ fi def. doon ñaar ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla li leen suñ borom boole mu di ak mbokk ñu di ay mag ak rakk ñu ko déggoon lañ ñu déggoo woon lañ. Cheikh Moussa sëñ Cheikh nekk taawam am lu Cheikh Moussa def ci moom mu def ko sëriñ Mbacke kon sëñ Abdou Fatah sëñ Aliou am na noo xam ne fu jaar mel na il faut ñu am yenn qualité yi. yaakaar naa ni jikko yooyu gis jël na ko ci baayam suñu Cheikh Gaynde Fatma mais jël na ko ci xaritam tamit suñ Mbàkke Soxna Lo waaw loolu foog naa ni njaboot gi yëpp noonu lañ mel. ndax ñoom yaakaar naa ni seen gis-gis weesu woon na cadre tariqa wala cadre diine waaye cadre doomu aadama la ak nit ku ñu gis rek yàlla la ñu gis ci yow dugal ko ci cadre wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin jaxasoo woon ak nit ñi àdduna dafa tëradi te xam nga marabu intellectuel ñaareel du mun a jaxasoo trop ak nit ñi ba ñu koy wax ni ah sëñ Abdou Fatah di moom tubaab la fekk ca yarga la rek waaw ca nu ko sëñ Cheikh yare woon la rek caa gën a wut jaxasoo na ak nit ñi mais je pense qu'il était plutôt discret. Gaynde Fatma bu fekkoon ni nit dina taamu baay bi koy jur dana bari ay doom. أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات muy am événement ab xew-xew boo xam ni dañ koy def at mu ne waaye bii nag day événement bu spécial ndax li Daara Xuddoos ñàkk ci at mi day lu rëy ndax ku mel ne sëñ Abdou Fatah koo ñàkk mel ne sëñ Aliou Mbacke kon kooku édition bi day nekk édition bu particulière ñu doonoon jëmm yoo xam ni boo leen tuddee tudd nga ahlu murid gépp waaye boo leen tuddee it tudd nga l'islam bi yépp ndax ñoom l'islam bi lañ fi nekkaloon waaye nag ñoom seen di jeexital du mën a fay ndax seen taxawaay boo koy résumé daal da ngay wax ni rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddaluhu tabdila kay kóllëre ga ñu fasante woon ak seen boroom ci alamul arwaax ñoom day mooy ñu kóllëre ga dañu koy dëgëral ba génn àdduna ñuy sant yàlla nag bu ngeen nu waxee nañu sànni kaddu ci kilifa yu tedd yooyu dees na ci sawar ndax ñun dañu doon dund ak ñoom jaxasoo ak ñoom. sëñ Abdou Fatah moomu ay yoon Pape Habib mi seede la ci xam na am na yu ma fekkewul waaye sëñ bi nettali na ma ko daan na toog jékki-jékki ni jameet fii ci kër gi ñëw seet si sëñ Maodo toog ak moom waxtaan ak moom indi ay kadoom jox ko sëñ Maodo itam noonu la ko daan defee jékki-jékki dem seeti ko mooy li nga doon wax léegi rek ci jaxasoo gi te muy lu am solo ba ñëpp teg nañ ci seen bët ngan gi nga xam ni sëñ Maodo jógoon na ànd ak mbooloo mu bari dem yendu ji Taayif gane ji ko njëkk jaar ci sëñ Sidi Muxtaar radiyallahu taala anhu ziyaar ko wax ko tànk yi mu bëggee ko lool moom itam seede ca seede yu rafet def ci ay ñaanam keroog Taayif la ñu yendu njaboot gi yépp a fa daje loolu di rafet di dox di am fa tabaarakallah
di continuer ba yàlla indi li mu indi. man seede naa ci gàmmo gi nga xam ne moom lañ ko mujjee siyaare Taïf bi gàmmo gi di jub si te ñu war a dem këram fii ci cité Mourtala 2 ngir wax ak moom ndax dina ñëw Taïf ngir ñu waajal siyaar bi maa ngi ànd ak gàdd sàll dañoo ñëw nuyu ko fekk muy déglu waxtaanu Alaaji Abdou Aziz waaye daa joxe loxo rek concentré wu ci li muy déglu muy waxtaan wu yàgg Alaaji Abdou xam nga wax ji dana yàgg dana bari njariñ mu concentré wu ci déglu ko ba wax ji jeex mu commenté ca ay baat door a jàmmanteeg nun ñu wax la ñu yëkkati woon timis jot mu jiite nu julli sëlmal mu laaj kafe waaye li ma bëgg a wone mooy ci jataay boobu kilifa dafa yegsi gu yàlla ma ne gan lool bokk ci milliardaire réew mi dal di nuyoo toog mu ne ko julli nga timis mu ñu tekk mu ne ko jullil ba noppi loolu lu rëy la lu rëy la ndax yombul te ñëpp mënuñu ko. kóllëre ga dëggal lool ba yàlla dogal li mu dogal keroog ba ñu toogee ak sëñ Abdou Fatah dafa wax ni loo séqoon ak sëñ Bàkke su ma ko yokkul duma ko wàññi te yéen ñi xam ñëpp xam ngeen ni dafa ko yokk ba mu yéem. gis nga bu ma musaan ñëw màggal ci sëñ Bàkke ci sëñ Abdou Fatah lay jaar du ñu yëg ba ci yàgg rek sëñ Mbàkke yónnee ndaw nee ka du ay ganam samay gan la su ma ñëwee néeg ba ñu may dalal ku fay ñëw xam nga ni dañu ma beral loxo te loolu yépp dara warulu ko lu may dundal lislaam lu mag ñu doon dunde ndax sama way jur ak seen way jur la woon Gaynde Fatma waaye sama maam mi jur sama baay ak sëñ Modou Moustapha la woon waaye it ñu delluwaat doonaat ak ay bokk ca Lat Joor ndax Fatma ci baa tax te loolu beneen histoire la boo xam ne bu riche ci suñu diggante ko xamul nag xamoo kóllëre googu nag moom lañ doon xeeñtu ba yàlla dogal ko li ñu nekk tey lépp it nit ki day wér ak wéradi sëñ Mbàkke waxtu mu tolloo ci yaramam sutante sëñ Abdou Fatah moo doonoon ki nga xam ne moo jëloon responsabilité lépp lu jëm ci fajum sëriñ bi te nun ña fa nekk ñëpp xam nañ ko moo ko daan jëli yoon yi ngi ko indi fi yëpp Ndakaaru moo koy jëli indi ko Ndakaaru mooy tànn nit ñi koy gis ak ñi ko dul gis. maa ngi am benn bis rek anecdote la maanaam fekk sëñ bi dafa am yu ñu koy aaye te sëñ Mbàkke muyuwut dara muyuwut dara dafa am yu ñu koy aaye sëñ Abdou Fatah nag am ku mu wax ci soxna yi ne ko buñ ko toggalati nangam ak nangam ak nangam nañ koy toggal li docteur bi wax. sëñ bi nag comme ni mu xëri ci berndeel rek mu am xeetu ñam wu mu namm wax ko soxna sos ne ko toggal ma ko xam nga kooku ñi mu ko bañ a togg bi mu ko toggee nag ba indi ko rek da koo taaj ba sëñ bi raxasu rek sëñ Fatah dugg si nga xam ne kenn xamul lu ko indi waaye bi mu duggee dafa taxaw ne ko sëriñ lii nag waaye wallahi azim sëñ Mbàkke daal ne jox leen ma raxasu bi ñu daal ko jox raxasu ma raxasu keroog àggaliwul loolu ngir wane ne am na fu mu ko teg ngir wane ne itam ñoom ñaar kenn ku ne day mottali sa morom ku jege woon sëriñ bi la ku ko bëggoon la. أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات Cheikh Abdoul Fatah ak Sëriñ Ali doonoon ñenn ci société bi doon jaami yàlla yu nangu ak jaam doon ay jullit yu rafetal seenu njullit doon taalibe Sëriñ Tuubaa yu ko gëm yoo xamante ni kenn musta yëpp yoon wi jaare ko ci ñoom. sëñ Aliou nag taxawaay bu rafet mu doonoon jëmm joo xamante ni man xam naa ne dafa ma manqué ndax sëñ Aliou man day bu may résumé ci moom pour gàttal kaddu bi damay wax ni jëloon na responsabilité
ci digganteem ak boroomam ala kulli xaalin la ko waroon ci sunu boroom moom taxawoon na ci loolu day mayees na ko seede ci li ñu xam ñaareel bi jëloon na responsabilité am digganteem ak boppam mooy góorgóorlu woon na ba kenn yabu ko parce que nit ku baax ak lu mën a xew bu la kenn yab bu la kenn yab ñu yab la nag mooy nga def loo warul def. man seede naa te wax naa ko ginnaaw bi mu fi bàyyi ko te ginnaaw bi ay nit dëggal nañ ko te maître Madické Niang kenn la ca ñooñee mbokk mu ñëw jox ko 10 tracteur yu ànd ak ay moto pompe ñu ko daal sëñ Touba laa ko bëgg a jox te sama xel yow la daj mu dal di am ko mu wax ceeg moom ni ko dafa am ku ma fi indil nangam mu ne ko sëñ bi loolu de mën naa la koo jaayal njaay mu gaaw moo xam ne bu ne mën naa koo jaay 10 millions danaan loolu 100 millions lay doon njaayum yàkkamti léegi ma jox la 100 millions mu ne ko kon ki ma ko jox gën maa gore ndax moom sëñ Touba tax mu jox ma ko naa ko jox rek ki fi nekkal sëñ Touba. moom itam ci keppaar gii nu xamee sëriñ Abdul Fatah rek lañ ko xamee waaw moo di muy rekk sëñ Mbàkke ju sëñ Mbàkke nawloo mu nawloo sëñ Mbàkke itam ndax damay wax ne sëriñ Cheikh képp ku mu jur ku ne yar na la waaye def na ci yow fulla jooju nag moo tax ñoom ñu nawlonte sëñal yu sëñ Mbàkke buur la ko tudde woon buur la ko tudde woon ndax sëñ Aliou du tricher xam nga buur mooy koo xam ne rek ci waxin mooy koo xam ne li nga gëm rek ngay def maanaam doo mel nii ci biti ñëw ci sëñ bi mel ne sëñ Aliou wenn melo la am. li la ci gën a neex da ngay gis ni nit dina ñëw ci fu mu bokk ci dikk ci ay mbokkam xaritam waaye du tee mu am tuuti réserve tuuti rek maanaam pour xaw a jàppe boppam gan waaye moom déedéet suy ñëw daal di summi mbubbam wékk tëdd ci matelas bi lii laa bëgg bala muy ñëw sax la naan lii laa bëgg añee lii laa bëgg nii laa bëgg ñu doxale ko lii laa bëgg naan lii laa bëgg a def fa tabaarakallah su ñëwee fa lay toog ba 21 heures léeg-léeg mu ci bëccëg bi su añee ba pare jël otoom ànd ak Amdi ànd ak Maamun seet ñenn nag ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk ba ci biir Tiwaawan mu dem ziyaar leen dellu siwaat te li ci gën a neex noonu nga koy gisee su gàmm gi jotee itam noonu lay àndewaat ak Pape Malick ànd ak waa kër Serigne Cheikh ñëw teewee si gàmm gi noonu itam la daan jokke sëñ Maodo Touré. mënoon na jokkoo mbokk mënoon na téye xarit tamit te daan woon tiit nit ngir alal waaw parce que lu mu yore woon da koy joxe waaw. néew na ma daan waxtaan ak sëñ Maodo Touré ñuy wét di waxtaan te laajuma ko ah Alpha ana sa waa ji ma ne ko mu ne ma sëñ Aline ma ne ko ah mi ngi fiy baax rek mu ne ma nee ko puso bi mu yor di ñaw ci biir mbokk gi ak ci biir diine ji yëg naa lépp fekk na ma fii ñu ko na wéy ci loolu insha allahu taala du ko rëcc mu ne ma yëg naa ni fu xotti ko rek mu gaar ko te boolewu ci wax su loolu passé ñu nga jël digganteem ak Serigne Cheikh Al Maktoum radiallahu taala defe naa ni néew na conférence wala gàmm gooy seetaan te gisoo sëñ Aliou ñëw te sëñ Cheikh lu waxtaan wax sori lu mu xóot suñu ne sëñ Aliou Mbàkke ñëw na mu dagg lépp jóg akolaat ko foon fii jël teg ci wetam waxtaan fa tabaarakallah ku sëñ Sidi Maxtaar bëggoon la ku mu daan déglu la waaye li mu ko daan déglu lépp mooy dafa gis ne kii kat moom ñoo bokk mission moom dafa ñëw ngir boole jullit ñi te kii itam day boole jullit ñi mu xam ne ko moom jumtukaay la bu mën a jëfandikoo ngir mission bii nga xam ne bi mu toogee moom sëñ Sidi Maxtaar dafa wax ne nga xam ne moo xew ci jamono bi tarixa yi ci tarixa yi loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc ndax lépp lenn la alaaji maam alaaji Malick ndax maam alhaaji Malick Serigne Touba ak Serigne Touba jenn jëmm lañu ñu ne su leen a xàjjale kon nag ku wax loolu képp koo gis muy dox ca loola da nga jàpp ni kii sa jumtukaay la da nga ko war a jëfandikoo moo tax signal yi nangu woon loolu ndax moom ñi mu doon muy la dala ci sëñ Touba sëñ Modou Moussa sëñ Cheikh ba ci sëñ Mbàkke ñoom ñëpp boo mësaan ñëw ci seen i jataay doo xam ne kii ab murid la wala kii tijaan la ba ci kii sax ab catholique la ndax ñoom doomu aadama la ñu fonk nit ku ñëw fi ñoom
ku nekk. waaw moom bokk na si ñi tax Serigne Sidi Mokhtar yal na yàlla yokk leeram génn kàddu gu mag googu ngeen dégg ndax xaritam la woon te daan tëjoo ak moom ni mu xarite woon ak seen Cheikh Tidiane Al Maktoum te ñoo ñëpp dañ koo doomu woon ba def ko xarit ce qui n'est pas toujours donné. moom ndakaaru la ko nit ñi gën a miine ndakaaru du dëkkub bay waaye mujj na ci at yu mujj yi mu doon baykat ginnaaw bi Cheikh Sidi Mokhtar annoncé ci at yële dinañ dellu ci tool yi te fonk ko dafa dal di dem daggalu ci suuf gàddi njanduur joxe aw jiwu ñu di ko bayal saa bu mbay mi sottee léppit ngooñ maa gerte ga bu ñu ko boolee jaay def ko ci enveloppe moom du xam mu toll da koy dal di Cheikh Sidi Mokhtar ni ko yaa waxan ñu dem ci tool yi rek dem naa ci tool yi ba fi mu ne tool baa ngay dox jaajëfe yow dal lool te tey lool sëñ Abdooy borom Taayif rëy jëf te niiwi kàddu lum wax def ko sàmmi waxam am fu la am fayda am ngor lool te moom Taayif ab tab la as gor la yiw lool maanu moo bari jom gëm yàlla doyloo ko gàntuk tànku toog Taayif. bi nga xamee ne itam dem na jàng bitim réew sëñ Cheikh yóbbu na ko mu jàng bitim réew ba ñëw itam dafa jël léppam nag delloo ko réew mi delloo ko waajuram muy Serigne Cheikh ndax xam ngeen ne Serigne Cheikh homme d'affaires la woon kilifa diini la woon homme d'affaires la woon mën nañ ne politicien la woon mën nañ ne sëñ Cheikh domaine yi soxal nit yépp ci nit ngir nit dund ngir nit mën a jagal àdduna bii nga xam ne responsabilité am ci suñu loxoom la ko suñu borom teg ngir loolu mën a am lépp la doon maanaam sëñ Cheikh lépp la woon waaye nag li nga xam ne moo wér mooy ci nekku Serigne Cheikh bari na loo xam ne loo xam ne ci ay mbiri bopp mi muy lijjanti Serigne Abdou Fatah la ko daan lijjantiloo ku ko doyoon la ku ko teeloon doy la. toujours sëñ Maodo day fàttaliku première visite bi nga xam ni Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy radiyallahu taala anhu jóg na demoon seeti sëñ Maodo Moustapha defe naa ni dans les années 30 la su ma juumul jàpp ma date bi exact mbég ga ca sëñ Maodo Moustapha amoon nangu nañu tamit ci làmmiñu Baye Abdou moom ci boppam mu ni ba mu fay jógee sëñ Maodo Moustapha newoon na ko na jaar dëkk bu ñuy wax Tindodi su ma juumul ni ko Serigne Cheikh a nga fa mu gën a mu xamanteeg moom fasanteeg moom kóllëre. sama turandoo nag exemple la ci àdduna ndax moom déggoon na li taxoon mu ñëw fii ci àdduna dégg-dégg boobu nag mu doon ndono lu bàyyi ko ca way juram sëñ Maodo Moustapha bàyyi ko ci ca way juram xaadim rasul sama maam ñu roy ko nag ci rasulullahi yonent bi yàlla bi mooy sama turandoo Gaynde Fatma déggoon na ni àdduna tool la te tool bi fii pour ñu góob ko faw ñu sedd ci àllaaxira ndax tool bi fii mooy toolu àllaaxira mu bayoon fi nag bay wu rafet boo xam ni ku ne Sénégal xam nga ko. ndax sëñ Abdou Fatah ku ne xam na ne mooy l'incarnation de Serigne Cheikh Mbacké ci côté yu bari. président Diouf mas na koo yónnee ab leetar di ko wax ni li nga doon sàkku sottal nañ ko li nga sàkku woon ci man sottal nañ ko boole nañ la ak diw waaye bi mu jàngee leetar bi sunu wajur mi ngi fi Cheikh Mohamadou Sarr moo nekk secrétaire administratif bu fédération bi diir bu yàgg te rafetal ko mi ngi fi moom la yónnee leetar bi moom la Serigne Fatah jox leetar bi ni ko tontu ko def maanaam brouillon bi te indil ma ko bi mu ko defee mu indi ko mu corriger ko ngir xamal Abdou Diouf ni ko sakkuwuma ci yow dara kooku du man ndax moom it kenn mënta yëpp murit wala lislaam ci gis ko foo ko gisee rek foo ko gisee lam nekk ci moom da ngay xeebe ma tax nekk lool ci loolu mooy war-waru képp koo xam ni dañ lay tudd di tudd Serigne Touba Serigne Abdou Fatah foo ko gisee xam ne kii lam nekk lu dëggu la kii sëtub Serigne Touba la mu doon nit ku baax moom it nit ku yaatu fonkoon ay mbokkam fonkoon ay rakkam man mii de
vraiment fu ne jaar nañu fa fu ne jaar fa Cheikh Abdoul Fatah. moom itam mu nekk beneen nit ku yéeme ci mbaax wàcce boppam tabe yaatu fa tabaarakallah bëgg doomu aadama yëpp woyof lool maanaam doo xam sax nooy cadré sa waxtaan parce que loo song ba ciy wax rek xel mi indi la leneen loo souvenir boo fàttaliku ba ciy waxtaan beneen ñu cëpp ci sa kanam donc làmmiñ yi dina lot ci melal wala wax ci jëmm jooju mu nekk nit ku baax fa tabaarakallah. mooy ndalo Cheikh Moustapha ndalo Cheikh Gaïndé Fatma nekkoon koo xam ni ñëpp xam nañ ko ci ni ko yàlla binde woon ci ak mat ci li mu doon tëngu ci taalibe ak ndigal nekkoon nit ku nangoon jokk ak bokk te daan ko yaatal ku bëggan Cheikh Sidi Makhtar Mbacké amoon ci moom yërmande bu mag ba gis ngeen sëñ bi jóg ñëw ganasi ko Taïf am fa ñaari fan te loolu am ko yombul kon nag su ko amee day firndeel ki mu doon ci sëriñ bi. mu nekkoon jëmm joo xam ne nag kenn ku nekk xam na ak mbaaxam ak xam gu mu xamoon fi mu bokk nun nag yàlla dogal mu nekkoon suñu wëllëre te nekkoon kuy sàmm kóllëre googu waxtu wu nekk dafa amoon cofeel ci nun lool waxtu wu nekk mu di ñu nemmiku amug yëg lool ci nun wax dëgg yàlla suñu kóllëre ñu bari xamoon nañu ko sax ci taxawaayam yu ràññiku noonu it la ko amee woon ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp mu nekkoon nit ku baax nit koo xam ne kii fonk na fi mu bokk muy kër Xaadim Rasul rawatina fi nga xam ne ci kër gii la soqi ko muy kër Cheikh Mamadou Moustapha nekkoon kenn ci njabootu Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. dafa mel ni jamono daa fexe ba séparer kilifa ak diine ak kilifa ak àdduna te benn rek la waroon a doon mu mel ne sunu kilifa yi diine jànguñu àdduna sunu kilifa yi àdduna jànguñu diine te ñoom ñaar ñoo yilife kon mel na ni dox bi dana yéex ab jatang la ñoom nag suñu borom dogaloon na ni ñu maîtriser ci wàllu doxinu àdduna noonu lañ xamee diine ba seeni jataay moo doon grand place intellectuel yi nga xamante ni ñoom lañ maaseel jamono waxtu wu ci nekk te position yi ñuy jël ngir njariñal askan wi waxtu wu ci nekk ñoo ciy bokk ay gisin ndax fi ñu leen jaarale ci wàllu formation ak jàng ndax expérience collective lañ am ndax toujours dañuy wax ne ab intellectuel niveau intellectuel am mi ngi yem ci diplôme bi mu am ci lim diplôme yi ci la doon intellectuel waaye boo génnee kii boobu domaine booba mën naa réer ñoom nag expérience collective lañ am mooy bari na ay intellectuel yu ñuy toogal te kenn ku ci ne lam xam lay wax ak yow loolu expérience collective lay doon boo xamante ni mën na leen a may ci niveau bu kawe boo xamante ni danañ mën a sottante ak xalaat ak ñëpp. ci homme d'affaires yi nekk ci réew mi yu ma xam yoo xam ni bari na conflit yu mu réglé seen diggante te muy milieu bu complexe ndax milieu xaalis la ma xam ci ay tur yu ma mën a wax yoo xam ni bu problème posé woo ci moom la ñuy ñëw. waaw luy nag nit la koo xam ni daanaka jant la woon fii si Dakar fii ñu toog le président Macky Sall fekk na ma fi sama oto la dugg ak Aliou Mbacké ñu ànd di wax te boobu lii amul fii ñu toog Ablaye Wade fekk nañu fi fii ñu toog autant tout ce que je ne vais pas citer qui concerne le Sénégal aujourd'hui qui bouge qui a des mains qui fonctionnent qui dirigent sont venus ici. Aliou Mbacké dafa am loo xam ni ndax xam ñu ko fàttali jamono y a 1 an ou 2 ans bi ñuy ñaanal yaayam bu soxna Kine am loo xam ne jafe loo xam ni ñi seetlu ji ko keroog ku mel ni sëñ Abdou Ibn nga foon sëñ bi Mansour nga foon Maodo ñëwoon na lu jafe la mooy ko ne dafa daan toogoon ñëpp fexe boole ñëpp te mu nekk ko xam ni dafa duggoon si li mu nekk. ñi mel loolu responsabilité man seede naa jamonoy assises nationales yi booba réew mi ni mu demee président Wade tubarkalla di kenn ci njabootu yoon wi te jaxasoo
kilifa yëpp te bari tiraanga te mel na ni ñi doon organiser assises yi bokkuñoo ñoom camp ba tax na ñu bari doon moytu assises yi moom bi ñu yëgee ni da cay dem ñu bari ci bokk yi yebbal nañ ko mu ni leen kenn mënu ma caatee dem Tanor ànd na ma ak moom 40 ans bu xewlee woo ma damay wuy ji kenn mënu ma caatee dem. fii ci kër gi li may njëkkataay mooy Serigne si Maodo bu Serigne Tidiane si rahimahullah fekk na ma fi Pape Sy Malick Serigne Pape Sy fekk na ma fi Cheikh Mbacke Laye fekk na ma fi Serigne Alpha fekk na ma fi Tanor Dieng fekk na ma fi Moustapha Niass fekk na ma fi et tant d'autres je ne pourrais pas les énumérer kon nit la koo xam ne il était intéressé pour l'évolution et la cohésion sociale donc il était au-delà des clivages kon nit la koo xam ne il était discret simple modeste mais connaissant qui lui un homme d'honneur nous a surpris de sa disparition ou de son élévation au ciel donc Alioune Mbacké ku ne xam na ko nit ku dal la puso ngaax la woon pour parler un bon wolof. muy nituk suufi yu nag koo xam ni itam boo joxesoowul ak moom ci loolu mënoo koo xam mooy ku wàcce boppam wax naa ko daa nga gis mu lu mel ni téere baat ci mu yor ko waaye ab njël képp la boo xam ne foto sëñ Saliou woo ca nekk waaye nit la koo xam ni bariwaana loo xam ni fi nga koy fekk ci saala boobu mu toog ci canapé bi bariwaana boo ko bàyyee foofee lay fanaan ci kaw canapé boobu li ñu bari jàpp ni yëg na ko fekk moom yëgu ko waaye doon nit ku yàgg a ñimeloo nit ci xam ni mbir yi yàlla rekk ko yor ragalul dara du tiit du dellu gannaaw kenn du ko bàyyiloo kenn man a dajale ñépp jataayam boobu moom daara la ko tudde woon daara ajjuma bari waa na ko bu tàbbee ci dëkk bi li muy bëgg rek mooy xam kër Sëñ Aliou ajjuma ndax compétence boo soxla ñaar danga ko fa fekk. kër gi ñu tasee les vendredis il s'est passé beaucoup de choses et nga xam ni dafa concerner réew mi dans le cadre li nga xam ne moo jafe tey jii mooy nit ñi xëy tey bëri na fi ay usines yooyu gis da ngay taal sa télé rek jàkkaarloog image yu ñuy vanter des produits c'est ici dans ce salon que l'initiative a été faite c'est ici dans ce salon que discussion yi fi la am te fii la juddoo Aliou Mbacké était au-delà de fi ñu ko doon xool mais il était comme on dit ku mën a déglu bu baax souvent yaay mën a njiite qui sait obéir saura tôt ou tard commander. nettil na ma ne bi may jàng alxuraan mesare ci sëñ jëmb Siise ci laa xamanteeg sëñ Fallu loolu day firndeel ne moom bi muy xamanteeg sëñ Fallu amul sax fukki at nettil na ma ne jóge naa daara ji ñëw fekk sëñ Fallu ndindi ma ñëw nuyu ko mu ne mënoo tudd ma ne ko Aliou mu ne mënoo sant ma ne ko Mbàkke mu ne ma kuy sa baay ma ne ko sëñ Cheikh Mbàkke mu ne ma loo dund ma ne ko xaalis mu ne ma am nga ful la de sëñ Aliou nee na ma sëñ Fallu téye na ma at bis ba delsi ak ab néeg lañ ma wutaloon ak ko kees bis ba ma fa dikkee ba bis ba delsi ci déwén la ma sëñ Fallu yeewu at te bis bu nekk dana ma koy jox junni loolu waa kër sëñ Fallu yëpp xam nañ ko. nit la koo xam ni bokk na ci ñi gën a yaatu ab xame ci kaw suuf di régler katub solution boo xam ni ci wàllu diine ak ci wàllu politique. mooy que ëtt bi ñu nekk fi ñu nekk nii ku nekk ñëw na fi homme politique su ma nee homme politique bàyyiwuma kenn président bu si suuf nekk na ko xam ni dafa daan ñaw mooy lan mooy que dafa daan dox su ñu amee événement politique mu daan toog di recevoir ñi di jéemale kàddu yi di jéemale jubale. Aliou Mbacké a été ici
beaucoup de problèmes yoo xam ni dafa concerner le Sénégal économiquement ont été réglés ici sans bruit sans aucun loolu ku nekk nangul ko ndax yàlla bindee woon na ko ko noo xam ni du intervenir si lu mu xamul te bala mu wax kenn dara dina la laaj te bu xamee tooñ sax dana lijjanti ba kooko daanaka sax day nangu tooñam boole kook ay pardon te c'est très difficile pour un homme d'affaires parce que sama monde la je le vis. muy nit koo xam ni kenn du ko ni ana sa xaritu daaw ba nit ku mën a téye nitam la waaye kenn du tudd mbokkam ci ab jataayam wax lu dul noona man xam naa kilifa gu mag nekkoon premier ministre ci ay jamono bis bi kenn ci bokk yi ci njaboot gi àndeek moom di ko xamaleek moom ci bis booba dal di ko ni mooy sëñ Aliou Mbàkke nii la mel naa la mel moom bokkul ak diw da ko ni te loolu yombul ci fi jamono ji toll kenn du ko bàyyiloo nitam itam ak lu àdduna sikk nitam moom responsabilité am lay jël ci ku ko yàlla booleel ku ne moom la tax mu jàpp la moo ko xam te kenn du wax lu tax mu bàyyi la ko. nit ku baax itam nit ñu baax ñëpp koy bëgg nettali na foofa sax ne ba ma fa ñëwee gannaaw ca daara ja laa jóge woon ñëw ci sëñ Fallou sëñ Cheikh Mbacke fekk na ma fa ba mu ñëwee ñëpp jóg nuyu ko mu nuyu sëñ Fallou ñu indil ko bag mu toog man ma toog sëñ wetu sëñ Fallou nuyuwuma ko jóguma fi ma toog sëñ Aliou yoo may nettali de nee na ba sëñ Cheikh delloo mag ñi nekkoon kër sëñ Fallou na ma xanaa kii du sa baay lu tee nuyuwoo ko ma ne leen moo ma fekk moo ma waroon ku teel a am fulla la waaye lu am xorom la mu cay teg mooy sëñ Cheikh ba mu delloo nee na daa wax mag ña nekk Daaru Xudoos ni leen ki ma gis kër sëñ Fallou nuru na ma Aliou sëñ Aliou daf caa teg na ma sëñ Cheikh xam na ma waaye boobu ñemewumaa tudd loolu lépp ci fullaam la ak dignité bi mu am. nit gënu ko te kuy wut personnalité ba agsi ci moom rek da nga xam ne kii doomu Gaynde Fatma la taxaw na taxawaay bu rafet ci diina ji taxaw na taxawaay bu rafet ci murit gi waaw. mu mel ni day ràññiku lool ci seenug dund loo mën a teg baaraam ci benn la jullit ñi ci fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. moo tax xam gi ñu xamoon ñor gi liggéey bi ñor sëñ Cheikh moo tax sëñ Mbàkke jox ko ndigal ne ko gis naa ne li ëpp ci liggéey bi mag ñi ñoo ko yor te mag ñi jàmbaar lañ li ñu war a def lépp def nañ ko waaye liggéey buy dox jëm ci kanam te du taxaw waxtu wu mag ñuy liggéey daa war a am ay gone ak jigéen yu ne ci seen wet ngir mën a xam li mag ñi def ba bu ëllëgee bu ñu leen gisut man koo def sëñ Fata jóg jël xalimaam jël këyitam bind ab circulaire boo xam ne ci la tënke woon naka la bëgg wilaaya yi taxawee provisoirement nga xam ne booba kenn xamu ko woon muy texte boo xam ne texte bu siiw la boo xam ne moo ko bind ci xalaatam ñu won ko sëñ Mbàkke rafetlu ko wax ko ne ko loolu mën nga koo defal loolee moo introduire boobu wilaaya yi taxawagut mu wax ne nag section bu ne na tànn benn ndaw donte ndaw ñi taxawaguñ di leen teewal si fii ci bureau fédéral ngir ñu xam ne liggéey bi doxal man ci loolu la yàlla dogale ma bokk ci ñi njëkk a fekkee réunion bureau fédéral yi nga xam ne moom la gannaaw bu ñu defee congrès 87. gis nga histoire wilaya mu ne su cee ñàkk fàttaliku 31 décembre 90 muy événement bi gën a mag ci lu wilaya njëkk a organisé ca la ñu jëkk a déggee itam fii ci réew mi ñu luye ak saxaar mu bàyyi ko Touba di indi ay nit Ndakaaru aller le tour mi ngi bàyyi ko woon ci làmmiñu sunu mbokk Moustapha Kamal Fall yal na yàlla doon yërmande ci moom waaye biñ ci waxee ak moom moo jël responsabilité yi ñu lijjanti loolu coût bi nga xam ni itam moom lañ doon fayee saxaar gi moo ko làmb ci poosam keroog jox ko Cheikh Mbacke Diop mu dem semaine de fer fay ko muy xaalis bu bari ci jamono jooju. muy journée sëñ Modou Moussa lu journée sëñ Cheikh yooyu sëñ Aliou sëñ Mbacke sëñ Aliou leen daan booleel booba itam daaw ñu xam guddeem ak bëccëgam
jamono jële dañ ko daan bougé wu dañoo war a dem barab sàngam dañoo war a gis nangam nuñ ci war a def nangam ak nangam moom itam mu nangu loolu waaye bi fi sëñ Mbàkke jógee itam te fédération bi taxawaat 2013 mu jël responsabilité bi nekk secrétaire général wu fédération bi ci moment yu difficile nag moment yu difficile nekk ko ba noppi nag fës ci waaw ñu nekk ci liggéey bi yëpp te liggéey bi jaral leen mu jël leen taf leen ci boppam ngir ñu bañ a tiit ngir ñu bañ a ragal ngir ñu bañ a yox-yoxi signal yi doon koo xam ne man mii de man damaa jàppoon ne mooy sama ndey mooy sama baay man loolu laa jàppoon waaw ndax fi ma féete woon ak yim ma daan wax fi ma tegoon mën naa ne ñi ma meññ sax teguñu ma foofu. mu taxawu lool wilaya bi waaye rawati Dakar ndax xëy na lim fi nekkan am na journée yoo xam ne bi ñu koy organiser fii mu jafe lool ndax yëf yi moom tàmbali ba xawoon naa jafe te noonu la mbir di demee saa su ne Serigne Mohamed nekk France information yi ñu koy jox ci waajtaay wi daal bokkul ak fi nu toll ba yëf yi compliqué fii la daggee billet dem France régler problème bi dellu si waat problème wilaya Dakar kon fenn fu ne féete nañu fa taxawaay bu ne taxaw na ko engagement yu ne yàgg na koo jël ba yàlla dogal ci 2013 mu porté secrétaire généralu fédération bi yàlla dogalee ngànt li dab ko mu nekk Saly wax na fa ngañ doy mi mu fa nekkalan ni ko gis nga fii bu ma fi jógee wilaya bi fokk ñu am ndam ndax xam naa fi may jaar te jaral nañ ma ko waaye bi mu jógee Saly rek fan ya ca topp ñaanu goo juróom wu jigéen woowu keroog bi ñuy tàggatoo li ci guddi lim ma wax mooy ren dama bëgg a yóbbu ñett màkk ci wilaya bi ndax damay bañ ëllëg ma dajeeg sama patron bi ma boole woon ak yéen di am gàcce ndekete bis booba la ñuy mujj a wax xam nga ginnaaw journée culturelle Dakar yu mai 2017 yi sëñ Mountakha da caa am taxawaay yu am solo ci coona ñëw taxawe bis ba def ci alalam ginnaaw bi nag nu dem kilifa yi wax dinañ fa dem daal jaajëfali ko sa sant ko kere bi ñuy dem man damaa dem ba njaareem ma door ko woo ni ko man de bërki bi ma fiy jóge jotuma laa tàggu waaye maa ngi njaareem li yéenu yëkkati mu rafetlu ko lool ni ma nag ma nuyul sëñ Mountakha siyaareel ma ko santal ma ko te paas ma ko téléphone ah moom ndax loolu dana yomb sëñ Mountakha waxtu koor njaareem ak xat-xat yi waaye yàlla dimbali ma rek ma am pas-pas bi yàlla dimbali ma sama téléphone bi ma yor nii moom laa jox sëñ Mountakha ni ko sëñ Aliou mu sant ko gërëm ko wax ak moom dénk ko boppam loolu dimanche la altine talaata àllarba ci la wàccu liggéey sëñ Mountakha taxaw ko kullun min alqawmi shaykhun aalimun wari'un minhum murabbin bi azkarin wa xaalaati te loolu la sëñ Mbàkke Soxna Lo doon dénkaane rek am na mbokk mu doon dénk ni ko maa ngi lay dénk booy wut référence na nga ko xool ci biir suuf waaye amaana ñii ci kaw boo leen royee ban ngaa juum kon ay bind ngi yoo xamante ne ni kenn ku nekk ci ñun mën na koo jariñoo su wéetee déglu ko càmbar ko bu baax a baax daana la mën a wéttali ci lëndëm yi jamono indi ak tarxiis yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kullil bariyati yamhu bi taqwan hususan nas jumlatiha ya'i uluman min al-mawla saniyati yubdi tariqata ahli llahi waadihatan lilmuhtadina jami'an bil fuyudati kullun lahu himatun yarqa biha abadan ila azizin mu'izzin bil futuhati yara al-qafaya bi'ayni al-qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al-akinna